asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni welcome back to Mbel Mbel FM. ñu ngi fi war a présenter thème bu am solo. thème bu xamante dafa nekk ci diapason bi thème ba nga xam ne aussi tamit bëri na ñu koy dund. you know muy góor muy jigéen. tey nag dañ cee war a waxtaan global en général incha allahu rabi bu ko defee ñu xool li baax ñi te li bañ ñu sànni incha allahu rabi. balaa boobu nag damay bàyyi sama consultant yi dugal seen i présentation bu ko defee ñu mën a xuus si thème bi incha allahu rabi sëñ Habib nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di sant di leen fay bu baax a baax di leen naan jaajëfatee. welcome back to Mbel Mbel FM. maa ngi siyaare sama gars yi mooy ñuy seetaan ñu mën a dugg ci live bi ñu mënul dugg ñu amul temps bi. yéen ñëpp maa ngi leen di siyaare bu baax a baax. macha allah am na solo. te di leen siyaare yéen ñu ngi lay delloo ziar bu wér. acca imam Habibullah. sëñ Cheikh nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne kontaan nañ si bis tey bi di leen wax ne welcome back to Mbel Mbel FM comme ni ko baaxee di joxe rek secteur macha allah am na solo sëñ Cheikh sëñ Adama. asalaamaaleykum sama gars yi comme ni nga ko baaxoo defee rek ñu ngi waat fii nii si Mbel Mbel FM comme chaque Thursday rek. ak beneen thème ak koor gi. macha allah si loolu si avec nous. moom tey daa jël français bi rek téye ko en main incha allah xam naa ci loolu la ñuy bàyyanteeg moom rek xam naa ne doom chef naan bu jeexee ci émission bi suba dootul ñëwati moom waaw yow fii dañuy jaar dàq la ba faw français mi waaw bàyyi ko rek ak Victor Hugo bu ko dégg moom la bëgg a yee waaye bàyyi ko rek loolu duñ ko ci baax di waxaat rek di feddaliwaat suñu kóolóore ñu ne yéen rek di wax ne Mbel Mbel kontaan na ci yéen bu baax a baax comme ni ko sëñ Habib waxee ñi jot a dugg ñi xam ne dugg nañ ñi mënul dugg ñi nga xam ne amuñu temps beeg ñu ñëpp ñu ngi leen di bëggee di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen baal àq di leen baalu àq bu baax a baax si weeru bu sell bi ñu nekk ñu koy wax shahru Ramadan di ñaan yàlla mu nangu ñu lépp nañ fi suñu koor gi yëpp incha allahu rabbi si loolu laay ñogmante ak yéen rek tujjal ko def si tuuti ñogman jaar ak ñoom présenté thème bi ñuy wax la violence tey nag damay war a waxtaanee thème bu am solo muy violence su ma nee violence nag du ma ne violence kase rek yem si mais damay tënk lépp violence globale muy physique bi muy conjugale bi muy mental beeg yooyu yëpp dañ ciy dem verbal bi surtout verbal bi parce que ñu si bari dañuy négliger la violence verbale te moo gën a am solo parce que pour nit yi rek bu ñu waxee violence ñoom dañoo foog ne violence toujours c'est physique alors que violence dafa am physique mais verbal te jàpp naa ne verbal bi moo gën a am solo parce que loolu day des ci yaram loolu du génn am na ñoo xamante ne dañoo nekk des personnes rancunières am na ñoo xamante tey jii dañoo nekk des personnes yi nga xam ne tey duñu fàtte am na loo leen di wax day des ci ñoom ba faw even da nga doon foo parce que ñu si bari ñun des fois nous faisons tey jii nii des erreurs supposons que ma gis benn personne nii wala may waxtaan ak waa Mbel Mbel FM sama gars yi di waxtaan ak seen Cheikh xam nga dama ko yeb rek sama doom baay boobu dama ko yeb te yàlla tax imaginer may waxtaan ak moom rek am fu ma ko laal moo boobu metti na ko you know mais rus na ma taxaw ne ma yuusu li nga ma wax metti na ma ndax lan tey jii nii kóllëre bi ñu seek ma ak moom alors que man dama doon foo mais wax naa ko loo xamante tey metti na ko te metti boobu noonu moom mënul taxaw wax ak man ne ma yuusu li nga ma wax metti na ma parce que am na ruusel bi am suñu diggante ma ak moom te loolu daf koy ronger di ko ronger moom lay dem nag ba benn instant buy exploser dañuy bett ndax bu exploser tey jii day wax loo xamante moom it day ëpp bu ko defee yow nga ne non sëñ Cheikh mel woon nii la moo indi suñu diggante ma ak moom lii alors que li nga ko jot a wax la ñu si bari tey jii nii surtout les femmes dañoo am tendance bi nga xam ne tey jii nii bu ñuy utiliser violence tey jii nii violence verbale la ñu am parce que amuñu doole bu ñu lay duñ bu ñuy utiliser violence physique les femmes tey jii nii ont tendance à dire des mots yi nga xam ne c'est tellement draconien maanaam su ma nee mot draconien mooy mots yi nga xam ne dragon xam ngeen dragon bu ne hu safara googu di génn bu duggee ci yow dootul gaaw génn ndax imagine ngay wax ak jigéen mu ne la noppil sa ngay mel ni poos ginnaaw xam nga loolu bu ñu la ko waxee tey jii doo mën a toog doo mën a taxaw yooyu dafa metti ngay wax ak jigéen mu ne la sa kanam ji mel ni frontal xam nga yooyu xeetu xas yoo xamante rek bu ñu la ko waxee doo mën a toog doo mën a taxaw tey ci loolu lañu bëgg a waxtaanee muy physique beeg verbal beeg conjugal bi surtout conjugal parce que ñu si bari ñu ngi koy dund te ñoo jàpp ne aussi tamit dafa nekk loo xamante c'est extraverti alors que c'est introverti incha allah si loolu la ñuy tuccal rek ma jàkkaarloog sëñ Adama ñu war a waxtaan ci violence tey jii toutes sortes de violence bi nga xam violence en général violence bi nga xam ne tey jii global la lépp dañuy tënk muy physique bi dama bëgg tey nga ñëwal ma ci physique bi ñëwal ma ci verbal bi ñëwal ma ci conjugal bi incha allah rabbi lépp ci pàccal nag laa ko soxla incha allah sëñ Adama tey meaning violence lañ bëgg ñu waxtaan ci waaw sëñ Youssou comme ni nga ko baaxoo di defee rek parce que soo ne violence moom li si bëri day dem si
si lu doy waar quoi. parce que violence moo bi rek dafa diis quoi. dafa diis right waxuma la nag mu dal la ngay mag di xale. exact ngay jigéen di góor. exact nu mun a mënti dalee foo ay âge boo mënta toll. foo sa dina def effet si sa xel mi quoi. parce que dafa nekk loo xam ne moom day des quoi. dëgg te dama jàpp ne xel moom lu ci xas a des rek par force. dëgg at the end of the day. dina feeñ ci sa kanam quoi. dëgg parce que moo nekk loo xam ne dañ cee war a bàyyi xel bu baax. parce que ñi koy causé comme ni nga wax sànq ñi koy causé ñoom bu ñu koy def duñ jàpp ne lii nii. mu ngi taxé mu ngi gaañ quoi. te dafa nekk loo xam ne ñoom dañ koy jàpp loo xam ne dafa oyof. dëgg dafa léger. mais yow bul xam. parce que wax moom dafa doy waar. dafa doy waar boo xasee wax rek. bal la. mooy loolu boo xasee génn rek dafa gaañ bu baax a baax. bala mu rey du nekk sax wax bi tamit ak mooy violence mooy physique bi. tamit yow bul xam nooy comporté woo. mën nga gaañ nit te doo xam. mooy loolu. so su ma xoolee violence comme bu si mel ni violence verbale. man violence verbale dama gis ne ñun ñi ñëpp dund nañ ko. parce que dafa nekk loo xam ne ñun dañ ko kii quoi dafa nekk loo xam ne defuñ ko muy dara ñun suñu réew. muy dëgg dañ ko minimiser quoi exactement dañ ko minimiser. normaliser exactly parce que yow da nga nekk xale. yow sa yaay wala sa papa say mag say rax. yow dañuy wax genre wax yoo xam ne dañ yow doo comprendre quoi. léegi nag yow si xale boo déggee genre wax yow da ngay jàpp ne loolu noonu moo nekk loo xam ne dafa war a wëy. dafay nekk loo xam ne dafay gaañ quoi mais yow en tant que xale bi nga nekk en tant que âge bi nga nekk yow doo xam level bi quoi levelu. comme ça ni mu duré quoi level bi. doo ko mën a xam feeg màggoo ba xàmmee. léegi nag su ko defee yow bu la kenn waxee loolu yow yaa ngi ko doon dund xale sax mais boo màggee quoi léegi ba ñu wax la genre wax yu mel noonu. dafay nekk loo xam ne day diis. dëgg day nekk loo xam ne dafay gaañ bu baax a baax. léegi nag man pourtant man lii ba ma nekkee xale ñu mu ko daan wax. wala ñu ma daan def lii. dëgg mais pourquoi affecté wu ma woon comme ni mu affecté waaye naaw ka parce que da nga màgg après yow di xàmmee bu baax. léegi di xam mooy manière yi ngay def li ngay def quoi. dëgg la te dafa nekk loo xam ne. dafa jaaduwul. dëgg parce que yow am ñoo xam ne ñoom dañuy xëy rek di choisir di violer nit ñi quoi. verbalement. di wax nit ci loo xam ne yow bul xam lan la lay def yow. dëgg la loo xam ne yow day des ci sa xol. dëgg te nit ki bu comme li nga wax sànq nit ki mën na la dencal dara loo xam ne yow. rus na la kii quoi rus na voilà moom rus na défendre boppam. mais day xool sax si rusee bi noonu lay xool. mais yow su fii que moom mu dem ba sës rek. moom day explose comme ni nga koy sànq. day dem ba lu nekkoon si xol bi. lépp day dëñ. su ko defee nga ne kii moom nangam na mosuma la gis kanam bii. te fekk ne yow loolu lépp yow yaa ko causé quoi parce que dem na ba dafa sës. loolu te boo xasee sës rek daanaka. pour mu défendre pour mu teel lim dencoon. day nekk loo xam ne day jafe quoi. moo tax yenn saa yi dañoo war a bàyyi xel. bu baax a baax nan la ñuy waxee même sax yow xale sax booy waxee ak moom. war nga xool say parole quoi. nga xool ne lii nii bu la ko kenn waxoon ba xam dina la neex wala déet. bu la ko kenn waxoon ba xam dina la gaañ wala déet. so moo tax balaa ngaa wax. booy yëkkati say parole di ko jëmale si mag wala di ko jëmale si xale. xoolal bu baax quoi moom. nan nga yaakaar ne noonu la war a sentir. soo su ko defee nag loolu noonu dina la sauver quoi yow nga mën a contrôler ses paroles. macha allah am na solo sëñ Adama li nga développé am na solo bu baax a baax a baax. teg na ko ci temps teg ko ci axe. macha allah développement bu am solo la joxe ci violence te pàccal na ko joxe na façon sorte violence yi existé yëpp joxe na ko joxe na bu si nekk définition ak naka lay manifesté woo. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax sëñ Habib ma war a jàkkaarloo yow. ñu xool sëñ Adama li mu joxe léegi si terme de violence wax na ci lu am solo. and boo xoolee danoo jour tey jii nii. violence dafa continuer de exister. que ce soit physique bi verbal bi. conjugal moral lépp. tey jii nii ndax changement boobu war na mën a am tey jii nii ci violence. waaw sëñ Youssouf maa ngi lay bëggee bu baax a baax di am contenté mooy question bi ma laaj nii. sawar naa ci tontu bu baax. macha allah moi je trouve que loolu am nañ ci solution. solution bi mooy lan. bu fekkee par exemple sëñ Adama nii. woo ma xool ko mu ne ma sa tànk yi mel nii. damay woo sëñ Adama ma ne ko hey sama xarit nga xam naa ne sama xarit la am nañu benn relation bu ñu sëkk mais damay xaar. soit bu ñu génnee fu ñu nekk ci ñi ñuy nekk. wala ma woo la ba nga ñëw ca ma ne hey Adama lii nii bugguma ko quoi. ça me plaît pas. I don't like it. It's not because you my friend. I cannot say that to you. dama lay woo ba nga ñëw ma ne la Adama lii
I don't like it. That's how you gonna stop it. People saying you bad things, you know. That's ci it. Violence. Violence. You know what I mean? So everything has a solution. Even bu fekkee nit ki moo la ëpp doole. te souvent dalay door. mu lay def ay violence yu métti. bu fekkee ni yow mii da ngaa tuuti te amoo doole. amoo foo joytu demal waxtaan say mbokk. dañ laan diw lii ak lii la may def. bu fekkee ñoom trouvé wuñu solution. nooy def nga jël say matuwaay. nga dem wuti ngandi maam bant. non for real. non mais dama jàpp ne violence nekkul violence physique tey jii nekkul physique moo ko war a faj pour man nit ki bu la. non causé mais parce que ñenn nit ñi moom il faut nga buñ la dooree. il faut nga fay. waaw yenn saa yi comme ça ñu mun a xam ne fan la ñuy féetee quoi. yenn saa yi foo nga dof ni ñoom. foog nga dof quoi. mais ci ko nga xam ne tey jii nii yéen a tolloo doole. mais boo tolloo moo la mais fekkee tolloo. non parce que damay je fais allusion à la femme tey jii nii si jigéen quoi xam nga tey jii nii. ñun en tant que góor buñ leen tegee lu leen metti wala ñu dóor leen xam nga. elles sont pas en mesure de fayu quoi ñoom amuñu capacité bi nga xam ne war nañoo mën a delloo dóor bi ñu leen dóor parce que ñoom seen dóor buñ leen dóoree ñoom. ñoom buñ ñu dóoree seen dóor amul pesanteur su ñun amul lu muy peser su ñun. raay lay doon. mais boo ko dóoree non mais wait ak xam nga ak nu mu mënti demee tey jii nii moom dóoram ak sa dóor yow du doon benn. parce que yow de 1 yow yaa ngi entraîné. de 2 am nga force musculaire. de 3 xam nga points yi ngay dóor. xam nga moom tey buy dóor day sànni day def nii rek parce que day sëgg di dóoranteeg yow. mais yow imagine nga jàkkaarloog moom dóor point. lor nga ko quoi. non du question doo jàkkaarloog moom dóor point yow mii. mais am na jigéen am na góor yi ngay def am na góor yoo xam tey jii nii bu ñuy dóor jigéen. maam dañ lay dóor pour wane tey dama lay rey. waaw fa la problème yi fa la cabinet xam nga ñun duñ dóor jigéen ñun moom xalaat ñu parce que bu wax ji bëree ñu jug dem si ñoom. waaw non comprendre mais kii la xam ne dafa jàkkaarloo yow ne day utiliser violence physique. waaw si vis-à-vis ak jabaram. nga may ko ay ci bismillah bu la dooree ba pare. yow mii nit ki jigéen gi. wala nga amoo doole. xanaa moom du nelaw. yéen a bokk gàlle xam nga ay secret xoolal am yéen a bokk gàlle boobu wax ma nag ngeen dem def loolu de. yaa ngi leen koy wax ni ngi bii di la déglu. non il faut mu leer. waxuma ñoom ñu dem def loolu quoi. I didn't say that. but yéen a bokk kër. waaw it's okay coow jubul dara. door nga ma pare naa ci damay dem wut ñeen di maam kóor. kóor yi lan. diwlin yaa ngi ne ndox bu tàngee ngi ne mu ngi noonu da ngay nelaw. yow ma loolu da bëgg ku la soode ay da ngay nelaw ma ñëw rek def la ko. simple mais awut ma lay door ay coupeñe. fay boobu moom parce que non moom day violence non du question parce que am na ñeen doomu aadama yi nga xamante ne ñoom il faut nga deflante ak ñoom quoi. you know comme ça ñu mun a dal ñu mun a yem ñu xam seen place quoi. ñu mun laa respecter. mais bu fekkee da nga kaa bàyyi noonu rek chaque jour muy ñëw mu lay door chaque jour muy ñëw mu lay door. benn yoon da lay rey rek ñu suul la. après affaire bi du mujjee fenn. nga perte. mu perte. that's it so it's gotta be like that. macha allah sëñ Habib waxati na ñombe moom saa yu duggee ñombe lay wax. moom saa yu jigéen ñaa ngi manifesté wu. jigéen ñi ngi manifesté wu. ci benn ins noonu la yus booy xeex ku la ëpp doole. kese say pexe nga utiliser. xel nga koy jaay amul leneen. loo utiliser leneen dëgg la mais xam nga tey jii nii balaa ñu soo yegg. lépp loo gis dafa am lu koy saafa. dafa am tey jii nii ay proposition yi nga xam ne bu ñu ko defee rek solution war na mën a am. lépp loo ngay gis tey jii daa am lu koy saafa xam nga tey jii nii boo leen ko diggalee ñoom ay bopp réer yi dégloo wax boo leen ko diggalee fii dañ koy def léegi taxaw di wax ñu ne lan ñu ne waa mbel ñu ko diggal ngeen yàq nag ci àdduna bu ko defee nag waxuma loolu de mais brigade de recherche ñëw jël si leen. waxuma loolu de mais ci benn xam nga doomu aadama. moo mel noonu quoi doomu aadama parfois da ngay jël sa temps di waxtaan ak moom nga jéem a uti solution. pour jéem a changer affaire yi mais moom du gisee côté boobu. après da lay pousser à ce que benn moment. nga def li nga xamante ne doo waratul def. da ngay réagir affaire bi boo réagir mu ëpp nag. so you're right. yeah mais bu fekkee. jaar après dinañ leen jël incha allah yow xale bu jigéen bu fekkee ni xam nga ni néew nga doole lool te bëggoo def ñoom rek lool. you know wax ak say waajur wala nga wax ak sa jëkkër. mu libéré da nga dem quoi. you know wala mi. waaw loolu moo gën a yooyu looloo gën a yooyu mais parfois da ngay bëgg a def lool mais say waajur duñu comprendre loolu. da ngay bëgg sa jëkkër mu lay libéré. foofu laa bëggoon ñëw you know what I mean. waaw foofu laa bëggoon ñëw ak yow. exactement mais ñoom duñ la comprendre. léegi loolu noonu buñ la xañee lool. day créer benn haine boobu nag. boo muñee boo toogee ba sonn gisoo keneen ku lay jàppale. gisoo feneen fooy daw. pour ndimbal quoi nga daw problème boobu. right après loolu indi yeneen jafe-jafe yi nga xamante ne.
diw rey na jëkkëram diw lii ak lii wala diw Kese ngay dégg. xëpp na oyol lii ak lii yu ci bëree bëri quoi fii dañ fiy wax ba suba mais affaire yi du jeex non du jeex mais ci loolu la ñuy solution yu maam bari. ñu ngi fi pour loolu incha allahu rabi sëñ Cheikh tey ji sëñ Habib ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kontaan ci sa jëmm yow tamit macha allah Borom Vera. ci lépp ci sell la ko teg lépp ci sell la ko teg macha allah tey bi ngeen xamee ne bi ngeen gisee ne mu ñëw dóor bàyyi kii moom jàllabeem lal kolam xoju ba mel ni supame ngeen war a xam ne kii instant yi nii yéen a taxaw boobu tamit mi ngi def violence. waaw. te saa mën na seen mère ba yaa tooñ. violation bi exemple laa doon joxe gars exemple à tout moment mën na ko sóore café gi waaw kay mi ko da ngaa jege nag. voilà mais I feel like as a gentleman you shouldn't do that you know what I mean di door ay jigéen di violence wala par exemple comme ni nga ko wax rek benn violence xaw ma nan lañ koy waxee français quoi violence war baal ma aidé la. subhanallah ñëw wax ma ko ci wolof ma wax ko violence ba nga xamante ne gars yi dañ koy wax directement quoi wax la quoi verbal verbal bi la quoi par exemple xamoon naa quoi mi ngi suba di ko. dafa verbal bi la quoi par exemple yow mii man mi abi par exemple mun naa am benn géel bi nga xamante ne souvent man bu ma wax ak moom foofu laay laal quoi dama koy xool wala sa bopp bi mel ni wala sa waaw jigéen am daa bañ koo xaar sa te fekk yow xamoo ne loolu mu ngi koy gaañ quoi loolu bugg ko quoi right you know what I mean loolu tamit nit ñi nañ ko Souvent nga wax ne sa ñaawaay. day créer ay problèmes yu bari quoi you know loolu da koy pousser à ce que parfois lu ñuy dégg ni mooy par exemple lu ñu doon wax ay bibeel nii affaire yooyu loolu da koy pousser à ce que mu dem def leneen quoi parce que you know parfois day perdre confiance ci boppam donc macha allah ci leneen. macha allah sëñ Habib kontaan nañ ci sa jëmm ci sa développement parce que lépp ci temps nga ko teg am na solo bu baax a baax ndax développé nga ko wax nga pàcc yi ni ko sëñ Adama waxee aussi joxe nga ci exemple yu naaw ñu lay kontaanee bu baax a baax sëñ Cheikh xam naa ne ci yow laa war a dugg mais duma dugg ci yow parce que gars yi ñu ngi lay xaar ndax yow dégg naa gars yi saa yoo waxee rek ñombe ngay wax te gars yi ñombe googu lañ soxla ci yow moo tax ma war a jàkkaarloo yow rek ñu war a waxtaan ci violence sëñ Cheikh as you already know yaa koy développé ci anglais waxtaan ak sa people comme que yow da nga am people bi nga xam ne spécial pour yow la quoi ñun moom da nga yor suñu population boobu yow nga yor sa people bi nga xam ne spécial pour yow la bu la neexee dóoral leen ko ci anglais bu la neexee indil leen ko ci espagnol lépp pour yow la non français bi tey pour ñun la yow baal nañ la ko yow dóoral fi nga mënee rek tey espagnol sax lañ bëggoon nga dugg ci ak ñun sax boo sa sëñ ñu war a waxtaan ci violence you know violence dama mu am ay soft violence am physical violence and bi nga xam ne tamit mooy conjugal boo ko déggee ñu la entre couple la quoi couple so ñi nga xam ne tey jii nii ban cas moo gën a exister ci violence yi parce que ñu si bari dañoo jàpp ne violence physique moo gën a exister ñu si bari jàpp nañ ne violence verbale moo gën a exister ñu si bari aussi tamit jàpp nañ ne violence bi nga xam ne moo am ci diggante couple yi yooyu tam moo gën a exister man nag su ma doon joxe sama point de vue dama naan ci côté couple parce que dafa exister de trop parce que couple yi bari na ñi nga xam ne tey jii nii day tas lan moo ko tas nga ne sama jëkkër daf may dóor daf may maltraiter et tout maltraitance boobu noonu am ci biir couple bi tey jii nii sëñ Cheikh lan moo ko war waaw ginnaaw yàlla bañ sant Sëriñ Tuubaa di ziare ñëpp di la wax ne bon venir ay bienvenue bienvenue dama jum but what you said was like I heard both parties and I mean both of them is absolutely true because you could violate a person by just speaking to them, saying nonsense to them, like joking around, and they wouldn't even know that you're joking around. Just like how Adam said in Habib, like wax dafa sew. wax dafa sew. That's true. Like wax bu gën a ndaw rek mën naa gaañ nit ki. Exactly. ba pare te doo ko xam. yow mi wax ak moom. Exact. It's very important to know exactly what you're saying when you're talking to a person, because every little detail might hurt somebody inside deeply, and you wouldn't even know. And that's even worse than hitting somebody, because most people could take a hit, but they cannot take the words that you're giving out. They better. They rather take the word, the beating than the word. Because beating a person, you could just cry and then that's it. That's it. Yep. Yeah, and a word is just stuck to you. Yeah, you repeat that over and over again in your head, and it's like flashback. Yeah, flashback every single time, and it's very, very dangerous and it's harming. And people just might commit suicide and all of this type of stuff that you're hearing from now on.
comme ma traduire ko si enveloppe mu gën a neex. français amoon nga sa population de. wax naa si continue xam nga parce que yow lépp loo wax ci anglais tam dañ leen koy waxaat ci wolof rek. mais tey damaa bëgg nga dugal ba ci anglais beeg espagnol bi quoi tey moom wolof baal nañ la ko jégal nañ la ko te yàlla tax. daa solidarité. waaw baal nañ la ko te yàlla tax. mi amor ak subhanallah dellul ci wolof. mi amor dellu ci wolof. wàllum couple comme ni nga waxee si biir yaa ngi ne couple bi dafa princesse la ëppee parce que da ngay dégg nit ki ne dafa tas parce que dóor yi ñu may dóor wala wax ji ñu may wax si biir néeg bi tamu sew te kenn du ko xam dëgg la bëri na si néegi sëy yi mais tamit bëri na tamit si àndandoo yi xarit yeeg yooyu noonu parce que damay gis ñu bëri su nekkee si benn large group nii day gaaw a tas parce que dangay gis kenn génn ndànk-ndànk te doo xam lan moo koy waral parce que wax ju sew moo koy waral wax ju sew te biir néeg mën nañoo wax ne mën nañoo xam lan mooy xew si biir nekk mais kenn ku ne la nga tëddee rek ngay fanaanoo te loo génn wax ko tamit nit ki war a comprendre ne ma nekk mu fi mais kii nii wut a génn rek tas kii nii mais tamit lu si bëri tamit am na ñoo xam dañuy waxantu seen biir rek pour bëgg génn si sëy bi de loolu nga gis yow yeah parce que da nga jàpp loolu yow dama xam ne am na ñoo xam ne dañuy gis leneen jiñ jëkkër ji wala jabar ji dara te loo xam ne defu ko mais est-ce que du fiiraange moo koy indi. fiiraange am na si. mais tamit bëgg a tas ndax gis leneen loo xam ne si yow yaakaar nga ne moo ëpp li nga nekk instant bi tamit am na si. yow kon na ko jàpp ne des fois nit dina dugg ci mariage par erreur quoi. par erreur ba gisee génn te xam nu mu si génne léegi nag mu maltraité keneen ki. yan façon maltraitance moo ci am. waaw comme ça naan damay. comme ça sëy ba tas wala. daal sëy ba tas. sëy ba tas mais xam nga tamit xam nga. macha allah xam nga sooy toog si jotaay mag. macha allah wax dëgg bëri day dugg si yow. waxoon naa leen geste boobu noonu la quoi. waxoon naa leen ko. xam nga rek jotaay boog dafa baax pour nga ngay fréquenté ak ñoom parce que ñu bëri da nga koy xam. ndànk tempo. mais yee maltraité yi may wax mooy comme ça mën nga dem si. damaa jum maltraitance waaye loo xamal li ko wax ko esa kenn comprendre woon dëgg waaw bi noonu li nga ko waxee la dañ soo nekk si jotaay mais ni ko non comme maa ngi comprendre mooy. waaw jëli naa non xam nga ñun xam nañ fi muy waxee mais pour yaatal ko parce que ñun bu waxee rek parce que ñun nekkuñu fi suñu bopp ñuy kase ñun ñu fay nekkal population waaw dëgg la bu fekkee ñun la tàpp tuxu lañ naan la mais gars yi lañuy bàyyi ñu jëli waaw côté boobu la léegi côté yooyu la kay côté yooyu la waaw kon léegi wax ji moo indi comme ça nga dem si waajuru keneen ki da ko man kat sa doom daf may dóor guddi gi te yéen doo leen si xam dara wala présa ji def ay cicatrices yoo xam ne ñu ñoo ko defal seen bopp génn nañ man kat kii moom ma def lii mu tardé seen kanam waaw kéccop seen kanam léegi yow muy parent bi yow mënoo comprendre daal ne man sama doom kat melu woon nii léegi lii lan moo ko war a lii léegi yow soo demee soo tasee instant bi kenn du la forcé nga ñëwaat parce que dañ naan soo delluwaatee tamit dalay rey waaw dalay rey léegi yow léegi fi solution bi nga doon wut am nga ko génn nga si mariage bi génn nga tas nga te kenn nekk fi di la wax naan la yow yaa tas sa sëy daa am loo gis moo tax nga dem man loolu laa gis bu ma ne damaa yaakaar na lépp nag si lépp dafa nekk si cadre respect ok waaw macha allah am na solo duggaat nga ci thème bi nga xam ne tamit fa lañ nekkoon bi passé muy respect parce que comme ni nga ko waxee rek lépp day tënku ci cadre respect sëñ Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax defe naa American people kontaan nañ ci yow aussi tamit sa disponibilité parce que à chaque fois yaa ngi leen di jox nga xam ne tey jii ñoom loolu lañ gën a bëgg ngi nga xam ne muy nga waxtaan nañ ñoom ci sell ci xam-xam ci liberté d'esprit comme ni koy defee macha allah sëñ Adama tey dama war a dugg ak yow si français ni ko suñu mbokk mi ñuy wax Marie parce que Marie am na lu mu wax léegi lu am solo li nga xam ne tey jii nii développé woon na ko bëggoon naa ko développé mais tey dama sentir nga ñëw ak moom parce que nee na violence muy verbal di physique di kii di non verbal nee na day affecté nit te defe naa ne psychologiquement day des ma ne ko su loolu sëñ Adama développé woon nañ mais xam naa olof bi moo ko jaaxaloon tey dama bëgg nga ñëw ak moom ci français bi waaw avec nous comment on le dit comment on le dit like machallah il y a des personnes qui choisissent de faire la violence verbale. Exactly. Ça, c'est quelque chose qui reste dans nos cœurs. Exactly. Parce que les mots qu'on dit aux gens, c'est quelque chose de grave. Exactly. Parce que ça tue. Exact. Ça ronge. Ça pique. Exact. Ça ronge. Oui. Au bar. Parce que si tu choisis de dire quelque chose à quelqu'un légèrement, quoi, toi, tu l'as juste dit comme ça, là, mais
sans pour savoir les conséquences. tu sais pas les conséquences derrière ces mots là. Like noonu la fa demee quoi moo tax Right. affaire bi like so faw like ñuy xool bu baax a baax. lan la ñuy wax. parce que. macha allah est kii la francophone la. da ko maîtriser. maanaam tey mooy li ma leen wax rek tey sama gars yi fu ne lañ ñëwee macha allah wallaay ndeysaan damaa kontaan ci ñoom. li mooy mbel waay yi foo leen jox ñu sa jabi ci arab laa bëgg a dugg. ci arab laa bëgg a ñëw ak yow arab mais baal ba mu pare sa ñaar pare nga. non parce que bàyyi mu ñëw. parce que violence verbale quoi dafa nekk loo xam ne comme li ma sànq rek moom. like yow boo koy def. comme yow boo koy def quoi da ngay wax rek. te bul wax am nañu bul xam quoi like wax bi fa lay dal. like bul xam nan lay def quoi. te yow yaa ngi wax légèrement mais yow say mots contrôlé woo ko. te dama jàpp ne wax balaa nga ko génne quoi faa nga seegaat. avant parler. il faut bien réfléchir. man li ma jaaxal mooy sama dëbi fa la ko def dëbi génne ko dëbi avant deux. waaw voilà. dafa ñëw sànq. voilà mu ngi noonu te. merci beaucoup boo nekkee koo xam ne yow nag doo xalaat quoi. te après yow moo tax population bi di la taxé ne da ngaa dof. def parce que yow booy wax doo contrôler say wax. da ngay jékki-jékki rek doo xam foo war a waxee. doo xam loo war a wax. doo xam tamit foo ko war a defee. te su ko defee yow da ngay jékki-jékki di tëlli rek di yaakaar ne yow yaa ngi rey. yow fekk ne yow yaa ngi gaañ quoi te xam nga si dara. te am na nit yoo xam ne ñoom dañoo sensible bu baax a baax. seen xel yi quoi like ñoom loo xas a wax rek. moo ñoo ñuy wax overthinker yow soo leen waxee dara fët rek ñoom dèjà dañ koy seggaat naan kii lan moo tax mu wax ma lii. lan moo tax mu def ma lii. après nag yow yaa ngi la ñuy posé benn problème boo xam ne yow bul xam nu mu toll. parce que ñoom dèjà dañuy toog naan ay like kii man ban façon ñaax fayda laa ko wan. wala like lan la gisee man du ñaax fayda ba mu tax. moom mooy wax yéen yi quoi. léegi nag yow mi wax loolu yow yaa ngi wax rek mais. yow bàyyi wax sa xel loolu noonu quoi. parce que yenn saa yi nag dafa baax ñuy toog. comme li ma wax sànq rek comme like genre moo yoo xam ne balaa nga ko génn. yow loolu wax ko sa bopp dèjà. yow nga xool lan ngay sentir balaa nga ko wax keneen. boo xam ne yow dèjà bokkoo leen benn sensibilité mentale bi. wallaahi parce que am na yenn moo yoo xam ne si. pour kaf nga koy jàppee. loolu mais am na ñoo xam ne si mooy seen faiblesse. wallaahi mooy seen faiblesse. loo xam ne si nii ñoom bëgguñu nga la koy wax mais tamit bëgguñu la kaa wax nag. parce que ñoom xamuñu boo xam. xaritoo comme ni nga wax sànq si début bi. am na xaritoo bi ni muy toll yow bëggoo ñëw attaqué kenn ki. parce que da ngay bañ relation bi yàqu. mais tamit li muy gën a yàgg yow xamoo si dara mais nga ko continuer di ko wax. bu yàggee moom lay affect. léegi yow amaa nga si xam dara fekk na c'est trop tard. mais nag loolu dama koy contre quoi yow en tant que sax lu ngeen close. yow bu la waxee dara loo xam ne yow mi boo tëddee guddi doon nelaw. nga la waay yow manifesté wul quoi. parce que déjà am ngeen. benn relation boo xam ne. like am na benn ton booy waxtaan ak moom. di ngeen mën a comprendre naa ne. dina la comprendre. you know exact bu ko defee yow usual ton boobu noonu quoi. mais moom boo ko fekkee si ton bi muy waxee rek. like affaire bi mën na kii quoi mën na. yeah that's what I'm saying just like bu fekkee ñëw na ci yow. when he came to you and say some shit about you that don't like it even if he's your friend. just tell him about that and finish the thing right away. but don't you think that sometimes it's like. It's okay if you get mad like something like it's okay because he's your friend. Yeah, you know him well. But like some people have like a hard times explaining themselves. When the hard moments come. So they basically want to take like moments to relax their mind and reflect. Yeah. That reflect might hurt somebody because by the time you're reflecting, they already passed that joke. Right, yeah. So they say, why are you coming back to it? But that's right. And yourself, you know that, it's killing me inside. Yep. But I just can't take it out because I can't explain it. That's why most people just keep it quiet and shut down. Yeah, so that's not good. That's gonna hurt you. It's not healthy. Because you're gonna be overthinking and go to your bed and that moment and be like, And then if you know you're that type of person, like do not even react right away. Just take a moment and then take a deep breath so that when you talk to the one that say something about you, just go with the flow. Just try not to overreact. Because if you overreact, that might cause something that would not even gonna be for both of y'all. So that's why sometimes you just gotta control your temper, in order to get what you want. Because you could just fix everything, but with the good, exactly. But if you overreact, that might affect. Mess up the whole thing. You don't need to do that. But I feel like as a person,
and you know him very long time, like he's your friend, you should have that confidence telling me, yo, bro, this is not good. I don't like that. You Yeah. always say that, but I don't like it. I feel like it's very, very simple. But don't you think that sometimes I know some when you people say- get that when- hard time. when you say that to your friend, it kind of like comes like the Very friendship straight. I had. Half of it is gonna shut down because the way I Yeah, used to for joke sure, around, for sure. the way I used to School beat, joke school around beat. and stuff like that, it's not gonna happen no more. So based on time and how time is gonna go, it's just gonna separate until you're not friends like how you used to. I don't think me. I don't think about like that. I don't. Of course, you can. Me, I don't think like No, you something don't like think, that. we don't think like because- that, but because- it could happen to other people. Yeah, Facts. but because if you, my friend, what the fuck you thinking? If I told you that something, yo, bro, this I don't like that. You, my friend, for a very long time, like 5 years, 10 years, Yep. you're not gonna take it that serious. Yeah. Like you'll be like, yeah, okay, because I never seen bro like that. If bro today he came to me like saying that I don't like this type of bullshit. Then you're gonna stop. Yeah, You gotta understand. Yeah, and it's not gonna end the friendship. So- yeah, we'll But- continue but- to be but a that's, friend. that's just us though. That's what I'm saying. There's people that's living this. They don't even think about They our don't even advice. think about the outcome of it. So they going into it knowing like, oh, if I do this, it's gonna break down the layers of like my friendship with this Friendship, guy because right. it's gonna end up breaking up the bond we had. So this is the problem. That's why. And it this goes is same the way in problem. a relationship. Because you're gonna keep it for yourself, and which is not good. It's not. It's not good It's not healthy at all. at all. But- So yeah. I feel like you should have the courage feel like- and then went to the person, Yeah. tell him that and that. There's Even some- it's not the time but in a few minutes or like few days or one day later, if you told him, just tell him that, bro, last time you say that and this is not cool. I don't Yeah. like that. And that disturbed me, something like that. Yeah, but And- sometimes you might see some people, whatever they say, they pay attention to it. So and then before even you gotta react, they're gonna just come to you and then just be like, I might say something that I know it hurts, Yeah. but like so I'm just sorry about that, you know, and then boom, everything, Yeah. You squash the beef, yeah. So, right, and then boom, that's it. Waaye am na ñoo xam ne. yeah, people dañoo is xalaat different. type. Nit ñi dañoo different quoi. Right. That's So true. loolu Guys. ñëpp amuñu the same thinking. Right. Like, mais Yeah, mais c'est- affaire boobu noonu. gars yi di comme ça li ñuy bañ parce que am na ñoo xam ne dañuy bëgg a protéger friendship bi. then like. Bay toléré lu ëpp quoi. ba mu tollee lu ëpp. Exactly. ba pare su ëppee mën na lay indi tamit benn fight. Beef benn day indi. xeex. mooy physical Physical violence. violation. Yeah. So mën na ko indi ngeen di xeex nekk ay enemy. So both is not healthy. And either way you put it out, it's not going to be healthy. The best way to go by it, I feel like is having a conversation with a person. Exactly. But then at the same time, it could also damage the friendship or the partnership you had. Of course. 'Cause So it's if gonna- if it's damage the friendship, that means y'all were not friends. su nekkee- Yeah, we just- At yeah, all. we just- su Yeah, nekkee- y'all was just hanging out. non parce que su nekkee benn 100%. lu mu dee dana dagg 25% yi. For sure. Loolu bu ko daggee ci moom la because he No. was not the real one. parce que joke Non, man, bi fi may joke bi ñëwee. doon amee. Yeah. fi may ñëwee mooy sometimes des fois like people di surtout sa friend. Yeah. sometimes man pour man du mun a am retenu si yow. parce que just for example ñun ñi you know dañuy jóg bi ñuy jóg you know sometimes day dépassé sometimes ma jóg la Habib wax la loo xamante ne da lay metti dépassé. ba doo mën a réagir parce que lan xam nga ne ñun ay xarit lañ des fois dañ ñoo ko am seq quoi. Yeah. dañ koy seq tamit sometimes ma def ko loolu moom day mer moom aussi xol. we know that xol moom day maat moom mais bu maatee ñu doon ñu jox ko kii ñu koy wax de tàng si moom. tol boo mat dee ñu jox la tol Waaw. moom day mat mais ñun we know Cheikh bu meree duñ ko lijjanti xam na ni xam na faale wuñ ko meram moom day mer pour mer mais xam na ne faale wuñ ko benn 2 secondes benn 5 minutes lay defaat fekkaat suñu fiñ nekk Waaw, am na lu mel noonu, yeah. sëñ Adama buñ ko defee ñun ñi ñëpp kuñ ko def da ngay ree dem sa yoon parce que xam nga ni ñu ñoo ko sekk sometimes Habib foofu la seen Cheikh di wax ak yow parce que nee na parfois nit ki am na loo leen ni sekk am dépassé ngeen ay xarit ay frère ngeen te des fois yéen a mën a waxante dara seen biir Dëgg la. mu neex mu naqari parce que ma wax leen benn affaire aussi tamit friendship nekkul aussi tamit chaque jour ngeen di waxante ci lu baax Exactly. mbalagante dafay neex. voilà bañ ak làmmiñ ñoo dëkk sometimes dañuy laale dëgg la. mënul ñàkk even buñ nekkee ay friend buñ nekkee real friend dañuy laalante mais lenn moo ci am solo mooy la communication après laalante bi mais ñu si bëri Communication. bu ñu jotee
après naka la ñuy toogaatee pour réunion pour wax ne ah sëñ Adama wala sëñ Cheikh sëñ Habib def naa la li nga xam ne metti na la tey maa ngi jéggalu te yàlla tax xamal ne ñun ñoo ko sékk foofu am solo mais am na ñoo xam ne amuñ kii boobu. voilà amuñu mentalité boobu ba parce que comme li Olof Ndiaye wax rek Olof Ndiaye nee na mbaam bu la wéexee nga wéex ko yéen ñëpp ay mbaam ngeen comme sëñ Cheikh su ma wéexee ma wéex ko ñaa ñëpp moom mos nga boo siy wax mel kon nag sëñ Cheikh sëñ Adama sëñ Habib kontaan ci seen jëmm kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax sëñ Habib la ngay tàggatoo ak téléspectateur waaw dama leen naan maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci nit ñi nga xamante ne ñooy ñuy déglu ñuy seetaan ñuy tappate ñuy partagé maa ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay leen naan kontaan naa trop merci beaucoup merci pour teewaay bi te maa ngi baal ak ñëpp nga xamante ne offense naa la ngeen baal ak bu baax a baax te ngeen baal ma ak incha allah baal nañ la big love bilaay sëñ Cheikh la ngay tàggatoo waaw di jaajëfal ñëpp ñu fi jot a dugg di leen wax ne kontaan nañ ci yéen li ngeen fi jot a wax dëgg fi yàlla am na solo kenn ku ne wax na sa tolluwaay ak sa xam-xam daanaka li lañ fi nekkee comme si news num koy sa parallèle di ñu ko waxee rek di wax ne nañ jàppale jigéen ñi mais tamit encore nañ jàppale góor ñi parce que damaa yaakaar ma relation wala xaritoo ñaar yëpp 50-50 la li ngay joxe rek moom nga war a jox sa morom di kontaan si ñëpp di leen wax ne ñu leen jox dig dajee beneen Thursday rek incha allah kontaan si sa jëmm yow tamit sëñ Cheikh jëmm macha allah bu baax a baax a baax sëñ Adama la ngay tàggatoo ak téléspectateur waaw di leen wax ne kontaan ci neen rek parce que li mooy Mbelmbel FM quoi ñi leen ko baaxoo di defee chaque Thursday fekk nañ indi suñu thème ñu teg ko si table bi ñu waxtaanee ko te ak par rapport thème bu ñu waxtaanee mooy violence. so ñu ngi lay ñaan rek képp ko xam ne yow yaa ngi dund violence. naam na nga manifester wu quoi. si sa propre voix quoi. exact bi nga xam ne tey waaw nga xam ne sa bien-être. sa bien-être ba nga xam ne day du la mën a du la imposer ngay def yéen yi. parce que yenn saa yi moom boo xasee ëpp rek di nga réactionner quoi. mooy loolu te yenn saa yi dafay tar. te tamit ñu ngi wax tamit képp ko xam ne. yaa ngi koy teg doomu aadama ak ngalawaay yow na nga arrêté li ngay def parce que yaa ngi koy def te bëggoo ñu def la ko quoi te loo bëggoo ñu la koy wax moom wala loo bëggoo ñu la koy def bu ko teg doomu aadama ñu bàyyi si xel bu baax a baax li mooy Mbelmbel FM ko kontaan ci neen kontaan ci incha allah rek ñu la jox dig dajee incha allah ba beneen tësdee macha allah xam naa ci loolu la ñuy ñogmante rek tuccal ko ñogmante kooku dégg na def ci ñogmaan ak ñoom Cuuca Mbaay ak ñoom ñëpp waaw jàppal rek ak téléspectateurs yi kontaan si seen jëmm kontaan bu baax a baax di jégalu waat lépp liñ fi wax loo xamante tamit neexu leen rek ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax di jégalu si yenn mooy aussi tamit xam nañ ne bu baax comme ni nga ko waxee rek des fois nit day wax xolam jóg rek mu wax loo xamante da koy rëccu mais ñi ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax a baax bu fekkee dañ fay wax loo xamante dafa déplacé comme li ma lay wax rek toujours bu baaxee suñu borom la bu bonee ñun la kon nag dañuy sàkku di jéggalu bu baax a baax a baax a baax di leen wax ne yéen rek lañ am yéenay suñu kontaante yéenay suñu mbégte boo leen kontaanee kontaan nañ boo leen meree mer nañ kon nag di saxoo di leen kontaanal nag lépp lañ fi lépp loolu lañ fi am di wax ne aussi tamit amaan na beneen information bu war a jàll muy ku ne xam ne Mbelmbel FM léegi mu am 1 an inchallah parce que defe naa le 2 mars 2025 lañ ko créé woon instant yi ñu ngi ci war a yegg le 2 mars 2026 inchallah Mbelmbel FM dafa war am 1 an 1 an nag ça se fait xam naa après koor gi lañ koy dañuy dugal programme fête bi mais après koor gi waaw réew mi yëngu rek inchallah waaw mais 1 an Mbelmbel le 2 mars inchallah rabbi ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ne seen 1 an la parce que yéen tamit depuis boobu ba léegi yéen a ñu topp di ñu suivre ngeen dem am aussi tamit abonné page yi Mbelmbel FM ci TikTok Mbelmbel FM ci Facebook ban du ma bàyyi Facebook Mbelmbel FM ci Instagram Mbelmbel FM ci YouTube bu ko defee ñu yëkkati page yëpp inchallah rabbi bu ko defee lépp lu nga xam ne dugal nañ ko rek ngeen mën ko am à temps jeudi on se donne rendez-vous inchallah rabbi mercredi on se donne rendez-vous 116 inchallah ak waa Mbelmbel FM bu ko defee ñu neexal foofu inchallah